Sud FM. Il est 21h. salaamaaleykum mbokki xibaaru guddi si li si nar a gën a fës. Birama Ndiaye. bokk na ci li ci nar a gën a fës ginnaaw ay jàngalekat daal di jóg dal ci kaw jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu fonction publique di Mariama Sarr ay farandoom yu nekk foofee ca Kaolack jóg nañ ngir nag daal di leen andi tontu ci fànn boobule jàpp ne nag ñooñee ay politiciens yu daal di làqu lañ ñoom nag dinañ ci àddu ci ndorteelu xibaar yi ci boobu jamono niki tey ji itam lañ doon dalal lu dollu ci juróomeelu ndaje bi nga xamante ne àdduna wërngal këpp la daal di boole woy juru ndongo yi ak élèves yi ñoom nag ñooy xool ananes la ñu def ba daal di fexe njàngale bi nga xamante ne ñëpp ci bokk maase di éducation publique ñu daal di xool nan lay gën a def ba daal di fexe rek ñu gën ko aar loole tax na rek kuréel gi ëmb jàngalekat way juru ndongo yu nekk fii ci Sénégal daal di ci àddu ci fànn boobule ci ndaje boobee ñu doon amal niki tey ji dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi coowal Ousmane Sonko Adji Sarr ak la ca jot a ruuse yëpp coalition jàmmi réew mi ñoom itam daal dinañ def ñaari lëlu ñetti fan yi nga xamante ne ñoo ngi ko def foofee ca Mbour ngir rek daal di xool ananes la ñu def ba daal di fexe andi ci saafara rawatina tànku jàmm yiñ ci fas yéene dox ak it lépp lu jëm ci wàllup lañ ci mbëbët daal di ko dëxëñ jox ko njiitu réew mi mu daal di ci andi saafara ci fànn boobee dinañ ci ñëw ci yaatalu xibaar yi dinañ addu itam ci lu jëm ci wàllup tàggat yaram li ne mel biñ ci boole yeneen xeetu xibaar lañ ko daal di jeexale ci wax sa xalaat tey kon tënku leen ci ponk lu ñuy sàkku rek mooy na rafet ngeen bañ fi fay wala boog ngeen leble fi bor amaana dàqum ginaar waxaale sa soxla loolu yëpp dañ ko fee daal di tere ki la di Alassane Wade moo féete ci xaral yi. Sud FM. Birama Ndiaye. sant leen gërëm leen di leen tatagan ci teelu bi ngeen di teelu seen rajo Sud FM 98.5 ak mbooleem suñu bànqaas suñu lëkkaloo te nekk gaawu ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mars atum 2021 ak ñaar fukk ak benn xibaar yi ñu dooree ko ni leen ko waxee ci cong yi nga xamante ne ñenn ci jàngalekat yi ñoo ngi ko doon def ci seen jëwriñ di Mariama Sarr foofee nag ay farandoom bokk na ci kuréel gi ëmb jàngalekat yu làqu ci parti APR yu nekk foofee ca département bu Kaolack daal dinañ ko ñaawlu bu baax a baax jàpp ne nag yooyee jàngalekat yi nga xamante ne saa su ne ñoo ngi dal ci kaw kile di Mariama Sarr ay politiciens yu daal di làqu la Mamadou Camara. jàngalekat yi bokk ci APR nekk ci département bu Kaolack di ñaawlu yenn responsable yi nga xam ne dañoo jiite ay syndicat ci wàllum njàng mi muy ay kàddu yoo xam ne dañ koo yëkkati daal di ko teg ci ndodd ki nga xam ne moom mooy madame Mariama Sarr Mamadou Moustapha Ba moom mooy wax ci seen tur. am na ay kuréel syndicat wu jàngalekat yuy jóg di dal ci kaw madame le ministre Mariama Sarr ba ñenn ñi dem ba ñu naan war nañ ko jëlee ci ministère bi nga xamante ne ni moom la yore kuréelu jàngalekat yi nga xamante ni ñoo bokk ci parti APR nekk ci département wu Kaolack dañuy ñaawlu attaque yooyu noonu ndax teguwul ci lenn te yenwul maanaay di jóg di dal ci kawam ndax ñooñu noonu di ko def xëy na ay calcul moom moo waral wala seen mbiru bopp xëy na moom moo waral ñu ndax ñun ñëpp xam nañu xëy na am na yenn syndicat yoo xam ne am nañu rupture ak seen base bi xëy na nag ñu bëgg a defarwaat ndax jóg di dal ci kaw responsable boo xamante ne président moom moo ko jox ndombol tànk bu ñu toogee ba nañ ne nañ tekki ndombol tànkam mais ci biir loolu yëpp nag am na loo xamante ne aussi dañu ko ciy rafetlu ndax am na ci responsable yu nekk ca base nga xamante ne ni nekkuñu ci plateau télé yi wala feneen ak feneen collaboration yi nga xamante ne nii am nañu ko ak bureau relais yi nga xamante ne ñoo ngi ci région yi mu jot a am ndax ñooñu tey dinañu jóg sol seeni dàll dem ci bureau relais yi yenn agent yeeg yooyu noonu ñu toppatoo seen wàllu mbiru carrière lijjanti ko foofu noonu. jàngalekat yi nekk ci alliance pour la république nekk fii ci Kaolack nee nañ ñi jiite syndicat yooyu dafa mel ni dañoo réer te tamit lu bari moo leen raw moo tax nag ñuy jéem a yëglu di gën a defar seen ndëgër laay pour élection de représentativité yi nga xam ne dinañ natt doole syndicat yi. Kaolack Mamadou Camara Sud FM. Mamadou Camara jàngalekat yooyu yemuñu foofee ndaxte nag daal nañ andi lay firnde seeni kàddu jàpp ne nag jëwriñ gi ñu dénk lépp lu jëm ci wàllu pour fonction publique liggéey gu mucc ayib la daal di def ci kuréel googe ñu teewlu ko Mamadou Moustapha Ba moo yor seen kàddu ci micro Mamadou Camara. ci diggante 2015 ak 2017 ñetti at yooyu noonu boo xoolee am na lu tolloog ñaar fukki junni ak juróom-ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeenti at yoo xamante ne ni publier nañ ko ci mu war a soxal juróom fukki junni ak juróom-ñeenti téeméer ak fukk ak benn agent ci diiru 2018 ba décembre 2020 gis nañu ne ñeent fukki junni ak ñaar ak juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-benn at publier nañ ko mu laal aussi lu tolloog juróom-ñaar fukki junni ak juróom-benn téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaari agent ci wàllu acte yooyu
yooyu syndicat yi doon nañ ci ñaxtu daanaka dañ ko ful jële ko ci benn ful ko ñaari yoon te ci biir 2021 bi rek fan yi ñu wees am na lu tolloog aussi fukki junneeg benn ak juróom-benn téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñetti projet d'acte yoo xamante ne ni madame le ministre signé na ko jébbal ko waa secrétariat général du gouvernement. madame le ministre am na mérite bi mu ñëwee ci ministère fonction publique soppi na xarxanamu ministère via la plateforme Giraffe bi nga xamante ne moom moo gérer agent fonction publique yeeg yooyu ndax jumtukaay bi aussi yombalal na liggéey bi waaye nag kuréelu syndicat yooyu noonu xëy liggéey boobu ni muy doxee indil na leen ay jafe-jafe ndax par rapport ak seeni base agent bi soxlaatul di déplacé wu ba Dakar pour régler ay problème boppam am na ay bureau relais yu ñu tijji ci région yu mel ni région bu Fatick Kaolack Kaffrine Louga Diourbel ci biir année 2021 bi te mu nekk ci programme PAMA ci biir année 2021 bi gis nañu aussi bureau relais bu Matam tijji nañu ko muy bureau yoo xamante ne liggéey ba ñuy def liggéey bu mucc ayib la ndax agent fonction publique bi soxlaatul déplacé wu ba Dakar pour mën a lijjanti wàllu carrière am lenteur yi nga xamante ne nii xëy na projet bi daan na ko def ci circuit wala leneen lenteur yooyu noonu wàññeeku na bu baax a baax ndax acte physique yeeg projet yi nga xamante ne ay projet électronique lañ léegi temps ba ñu doon jëlatuñu ko ci jàppandalu loolu yépp ci ministère bi nga xamante ne ni moom la madame Mariama Sarr yore ndax innovation bi ci am. ci njàng beeg njàngale bi la ñuy des rawatina niki tey ji juróomeelu congrès àdduna wërngël këpp yu daal di boot way juru ndongo yi lañ ko daal di def niki tey ji la ñu doon waxtaanee nag ananees la ñu def ba daal di fexe gën a taxaw lépp lu jëm ci wàllup intérêt jàngale yu public di fonction di éducation publique ci biir àdduna wërngël këpp kuréel gi nga xamante ne moom moo ëmb way juru ndongo yu nekk fii ci Sénégal di UNAPES la ñu sàkku bokk na ci ñu daal di dugal bu baax a baax way juru ndongo yooyee ci taxawaay ak doxalin programme ya nga xamante ne dañ ko yëkkati jëmale ko ci lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi ñoom nag gis nañ ne lu toll ci ay association fukk di dem ñoo daal di bokk ci li nga xamante ne moom mooy ndaje boobee daal di amoon tey niki tey ji fii ci Ndakaaru rawatina ci CICES. Marie Rosalie Ndiaye dinañ dellu si ci li nga xamante ne moo jëm ci wàllub juróomeelu congrès way juru ndongo yi nga xamante ne daal dinañ ko amal niki tey jii fii ci CICES doon addu ananes la ñu def ba daal di fexe njàng bu maanaam fonction publique éducation publique doon njàng bu mucc ayib gën a am doole gëdd googe la association kuréel gi ëmb way juru ndongo yi étudiants yu nekk fii ci Sénégal di UNAPES daal di sàkku ñoom itam ñu daal di leen a boole ci programme ak ay pexe ya nga xamante ne ñoo ngi koy nas ngir rek njàng moomee gën a muccum ay Marie Rosalie Ndiaye. saytu rôle bi parents d'élèves yi am ci seen jàngu doom daf di loo xam ne ci jamono ji mënatul des gannaaw bu ñu sukkandikoo ci maire bu Ndakaaru Soham El Wardini dafa jàpp ne faw ñu defaraat diggante bi dox ci parents d'élèves ak jàngalekat. L'acte éducatif est un projet commun. njàng dafa doon loo xam ne ñu bari dañ cee am wàll moo tax faw lëngoo am ci diggante wéyjuru xale yi jàngalekat yi ak it élus locaux yi ndax kat rôle bi nga xam ne moom la wayjur bi am rôle boobee la jàngalekat bi am ndax ci jamono ji bu ñu demee ba jot yenn résultats yoo xam ne gis nañ ko ci njàng mi bokk na ci li ko indi diisoo bi am ci diggante waajur yi ak ñiy jàngal seeni doom moo tax parents d'élèves yi seen rôle ci seen jàngu doom dafa am solo. L'implication du parent d'élève dans l'accompagnement scolaire de son enfant est une nécessité indéniable. Njiital UNAPES di Union nationale des parents d'élèves du Sénégal di wax ne saay suñuy taxawal ak jëfe programme bu soxal njàng mi faaw ñu dugal ci parents d'élèves yi Abdoulaye Fane. comité dialogue social yi nga xam ne yi ñoom la ñu tënk teg fi ci réew mi ñun dañ ci bokk chaque fois bu ay waxtaan amee ñun dañuy teew ndaxte ñun peut-être duñu di discuter waaye nag ay arbitre lañu. chaque fois nag dañuy jàpp ne ñun dañoo diggu doomu faraluñu gouvernement faraluñu syndicat. ville bu Dakar nga xam ne moo dalal bile ndaje nee na dafa jox gëdd gu rëy jàngum xale yi maire bu Dakar Soham El Wardini di fësal seen bëbët ci at bile. Puis vous assurer que l'éducation est au cœur des priorités. jàppaleen ne éducation ville de Dakar daf ko boole ci ay yitteem ci suñu budget bu atum ren gi dinañu jagleel pàcc bu rëy lu soxal njàngum xale yi te am nañu njort ne dina indi coppite yu baax a baax te it seen njàng dina gën a mucc ayib. Et l'amélioration continue des conditions d'enseignement et d'apprentissage. bi le congrès international soxal parents d'élèves yi lu ëpp fanweeri association parents d'élèves teewee nañu ko ca CICES ak visioconférence ngir càmbar jafe-jafe yi am ci njàngum xale yi.
kuréel googee nag dafa jóg daal di xool ana yan pexe ak tëralin la ñuy fas yéene jaar ngir rek daal di fexe dugal way juru ndongo yooye ci programme yu ñuy daal di nas rawal jëmale ko ci lu jëm ci wàllub njàng beeg njàngale bi li ni mel nag day gën a jox gëdd way juru ndongo yi ki ko xamle di Mouhamadou Moustapha Thioune kenn la fa ñoom ñu teewlu ko ci micro Marie Rosalie Ndiaye. damay rafetlu li nu rencontre bi nu organisé tey ndax parents d'élèves yi dañu doon ay acteurs yu am solo ci système éducation ak formation ndax système boobu dañu boole ñëpp ñi ci bokk ñëpp ñi bokk dañuy fexe ba boole leen ci lépp lu ñuy def donc que itam association parents d'élèves yi bëgg organiser congrès bu toll nii boole ci ministère yi ñi nga xam ni ñoom ñoo ŋànk éducation ak formation day wane ni gouvernance partenariale boobu ñuy wax lu wér la kilifa wu Sénégal yi nag wax dëgg ñu ngi gunge loolu ndax gunge loolu moo tax sax ñu sant ñu ñëw ci teewal leen fi lépp luñ fiy wax dinañ ko déglu bu baax a baax te lépp li nga xam ni gouvernement bi dina ko mën a def pour jàppale leen incha allah dina ko def. ñu àddu ci coowal Ousmane Sonko bi pënd bi te wëri loole bokk na ci lu toll ci ñeent fukk yu tekk ci ay kuréel yi nga xamante ne ñoo nga bokk ci société civile daal di dajaloo ci benn plateforme bu ñu duppee jàmmi réew mi. loole ñoom nag ci seen kàddu dañoo bëgg a dox tànk jàmm ci fànn boobee ci ñaar ñi nga xamante ne wala boog ñi nga xamante ne yëf yi daal dina leen soxal daal di leen sàkku itam yëkkati ay kàddu ci fànn boobee rawatina ci kàddu yu ñaaw ak fitna yi nga xamante ne jot nañ ko fa daal di yëkki plateforme jàmmi réew mi nag daal dina sàkku ci njiitu réew mi mu daal di taxawaay bu am solo ci fànn boobu la ngir rek daal di fexe jàmm gën a dellu si ci biir réew mi ndajeb ñetti fan lañ fa daal di amal foofee ca Mbuur daal di xool ananes la ñu def ba daal di fexe lépp lañ fa daal di waxtaane ñu daal di ko dëxëñ ci benn kayit jox ko njiitu réew mi El Hadj Malick Diop moo nekk coordinateur plateforme nationale boobee ñu teewlu ko ak Moustapha Sall. fii ndax lu mat ñeent fukki organisation de la société civile faire Sonko Adji Sarr bi société civile dañu taxaw xool ni suñu jëlu suñuy responsabilité engagé médiation waxtaan ak njiitu réew mi ñu yore pouvoir opposition chefs religieux yi pour ñu waxtaan xool nan la ñuy defee jàmm réew ci réew mi tey nag ñu taxaw ni foog ñu taxaw xayma yan jéego lañ ci def lan moo ci lan moo ci sooxe lan moo ci ak ñu xam aussi ci yan conditions la ñuy dem ak yan contexte la ñuy dem ndax dañu jàpp ni fii léegi 2024 dañu nekk ci dañuy nekk ci benn yoon boo xam ni daf ñuy yóbbu ci ay élections locales yi législatives présidentielles te ñu xam ne lii lépp li ko sooke loolu daf ci am solo kon ñu mën a nekk situation boo xam ne dañuy nekk déjà di réagir mais bu mën a yekk rek ci benn mbir boo xam ne passé nañ ko te xam ne lii ñëw am na yoo xam ni war nañ ko fegu day sotti ba nga xam ni du mën a dal suñu kaw ñun société civile dañu duggu déew mooy que ni citoyen yi moo tax a jóg li ñuy wax rek dañuy xool réew mi nan la ci gisee bopp du mën naa ci gisee bopp parti politique ñu ci seen bopp mais réew mi nan la ci gisee boppam te réew mi dafa war a dox ci li nga xam di mooy tànk yoo xam di exécutif bi dafa war a exécuter parce que dañ ko fal pour loolu assemblée war a mën a di teg yoon yi di teg loi yi mais aussi justice bi war a mën a taxaw nag pour mën a àtte kon principe yooyu foog ñun ñëpp ñu d'accord ci que bu kenn wàcc sa ànd ka nekk wàcc sa ànd ay principe la yoo xam ne ñu leen koy teg pour aussi engager ñoom ñëpp seen responsabilité li ñu mën a wax mooy engager ñoom ñëpp seen responsabilité parce que dana nekk réew boo xam ni tey dañu war a ku nekk da nga war a mën assumer sa responsabilité le citoyen le plus petit di gën a tuuti ba ci kaw mais aussi institution bu nekk war a mën a assurer responsabilité loolu mooy tax jeu d'équilibre boobu am moo tax ñuy rappeler wu ces principes là pour que wax ni autonomie justice dafa war a yegg def lu mu war a def exécutif def li mu war a def assemblée def li mu def ñoom ñëpp en toute responsabilité. Sud FM di ab lëkkaloo ci njëriñu askan wi. ñu des ba léegi ci fànn boobule CORED di kuréel gi nga xamante ne moom mooy saytu lépp lu jëm ci wàllub doxalin wu sell ci wàllub taskatu xibaar yi ñoom nag daal dinañ ñaawlu bu baax a baax kàddu ya nga xamante ne jàpp nañ ne du kàddu yu kilifa te kile di Madiambal Diagne daal di ko yëkki ni ki altine gële ñu daal di génn moom jiital quotidien
gis nañu nag kàddu yooyee day daal di fexe rek daal di andi féewale ci wàllub xeet ak waaso ci kàddu yi nga xamante ne jot na ko yëkk diggante coow li dox ci diggante Ousmane Sonko jàpp na itam Madiambal Diagne boobee daal di woon nañ ko dànkaafu ci kàddu yu ni mel. tax na Mamadou Thior ak équipe am jàpp ne nag lile war di génne ci kàddu yu kilifa rawatina ci taskatu xibaar ba tax rek ñoom ci seen wàllu bopp jàpp nañ ne lii nag dootuñu nangu benn yoon képp ku nekk di daal di yëkk ay kàddu jëmale ko ci la nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu waaso wala boog beddi konte ci xeet wala boog nga di ko daal di baybal ci réew mi boo moytu mu jur leneen te loole dootuñ ko nangu benn yoon ba tax rek dinañ ci taxaw kem kàttan ngir rek képp ku defati lu jëm ci fànn boobee ñu daal di am nu ñu daal di jëflanteeg yow ci communiqué lañ ko daal di jaarale ginnaaw kàddu ya nga xamante ne kii la di Madiambal Diagne daal dina ko yëkki ci fànn boobee lu toll ci boru bu fukki million ak juróom-ñett ya nga xamante ne structure wàllu wér-gu-yaram yu nekk ci région bu Kaolack mutuelle générale bu éducation daal di woon na ko fa amee la ëpp ca koppar googe daal di na ko fay lu jëm ci wàllu officine yi itam bor ya nga xamante ne daal di nañ ko fa nemmeeku lépp daal di nañ ko fay ki ko xamle di secrétaire général mutuelle générale éducation du Sénégal bu nekk foofee ca tukki nemmeeku Kaolack Nioro ak Guinguinéo Sadibou Sow lay wuyoo ñu teewlu ko ak Mamadou Camara. dama ñëwoon Kaolack Guinguinéo ak Nioro puisque dañoo toog lu yàgg am tuuti jafe-jafe par rapport suñuy pharmacie yi suñuy hôpital yi membres yi am tuuti jafe-jafe pour faju Kaolack moom sax moo tane woon yenn zone yi mais alhamdulilah depuis quelque temps maanaam nguur gi dugal na si loxoom ba nga xam ne commencé nañ di fay suñuy partenaires yëpp si région Sénégal bi yëpp bu nekkee région bi ngay wax ni muy Kaolack mun nañu wax ne pharmacie yëpp yoratuñu leen dara 0 franc li des rek mooy fii li nga xam ne mooy hôpital bi ak district sanitaire bu Kasnack xamee ne mooy centre de santé bu Nioro yooyu daal moo fi des te si yooyu aussi bu nekk am na lu ñu fa dugal donc district sanitaire bu Kasnack bi moo des à part facture yi nga xam ne mooy bees yore lu ñu fii Kaolack benn pharmacie donc loolu nag sant yàlla la parce que dana tax tey bu nekkee jàngalekat ak famille bu ñu feebaree bu ñu ñëwee si mutuelle bu Kaolack wala Guinguinéo wala Nioro ñu defal leen kayit bi mooy tax ñu dem pharmacie ba jël garab ñu fay genn wàll bi wala ñu fay 30% parce que léegi bu nekkee hospitalisation 30% da ngay fay bu nekkee hôpital aussi la même chose moom moo taxoon ñu ñëw fii si ndigalu suñu président conseil d'administration muy Koumana Biagui ak conseil d'administration bi yëpp pour vraiment ñu xam ne léegi daal incha allah rabbi ñu ngi si jàmm te dañ ko gën a continuer pour gën a jege encore ñi nga xam ne mooy adhérents yi ak donc bénéficiaires yi waaw jafe-jafe yi moom amoon nañ ko jafe yi bëri na mais bi si gën a am solo ñaar ñoo si gën a am solo bu njëkk bi mooy affaire xaalis xam nga tubaab li muy wax déséquilibre bu amee rek day am problème maanaam boo waree jot ñaari junni nga jot junni te nga yow nga ne ñaari junni yi de bu ma ko jotee danaa def lii donc bu nekkee yow jotoo ñaari junni bi nga jot junni ba rek booba am nga problème loolu li ko waral loolu mooy dañoo am benn moment boo xam ne maanaam li nga xam ne mooy nguur gi waroon na mën a dugal xaalis contribuer pour contractuels yi mais loolu moo amul woon léegi depuis bi kii ñëwee Mamadou Talla waxtaan nañu ba trouver benn solution par rapport à tout ça loolu moo doog a commencé di génn. ci lu jëm ci wàllub xëyub ndaw ñi lulub ñaari fan la ñu daal di def ngir rek daal di xayma ana nees la ñuy def ba daal di fexe jaarale ko fa lu jëm ci wàllu programme yooyu ndaw ñi daal di am xëy gu mucc ayib loole doon na la nga xamante ne moom la ñu doon waxtaane jaarale ko ci lu ñu duppee cahier de charge bu ko defee ñoom ñëpp daal di ci bokk maase ci fànn boobule. El Hadj Ibrahima Sall moo nekk njiital commission boobee ñu teewlu ko Ismaïla Marcel Koli. mbébétu Sénégal yi ñaari fan yi mooy dañu boole ñëpp ñi nga xam ne am nañu xam-xam ak xalaat seen xam-xam màcc lool ci affaire ndaw yi ak affaire liggéey utam liggéey dañ leen boole tëj leen pour ku nekk xalaat ku nekk joxe xelam ci li nga xam ne moom la ñu war a saytu parce que nit saytu na ay yëf saytuwaat ko te li mu waroon a saytuwu ko donc tey pour xam ndax fi ñu jëm baax na moo baax parce que wolof dafa ne mën a waaxu baax na lool wante xam fi nga jëm moo gën ñun évaluation bi ñuy def muy càmbar bi ñuy def du pour xool ndax ñu ngi waaxu bu baax c'est pour xool ndax yoon wi ñu jëm noonu la am déet ndax boo waaxoo jëm Ndar te waroon a waaxu jëm Ziguinchor mais xam nga ne loolu jumte gu mag la boo jógee Dakar loolu mooy évaluation mooy li nga xam ne moo tax ñu boole borom xam-xam yëpp ñu ñëw toog ne politique emploi yi ñu def ak politique yi nga xam ne moom lañ jegleel ndaw yi yëpp nan la ñuy def ba xool ndax li ñuy def baax bu baaxee ñu yokk bu dee am na loo xam ne dañ ko ci war a jubbanti ñu jubbanti ko bu dee dafa am aussi yoon yu bees yoo xam ne dafa am te xamuñu ko ñu xam ko jéem see jaar loolu moo tax ñu war a liggéey pour rendre rapport chef de l'État bi président de la République moo laaj pour ñu jox ko fii ak 1 mois ay rapport ak xalaat pour wax que lépp li nga xam ne dañ ko war a def ba nga xam ne ndaw yi dinañ am liggéey si lu gaaw et dinañ am aussi ay liggéey yoo xam ne day sax parce que jox kay tey liggéey nit
ëllëg mu ñàkk ko ba amul solo. Donc on veut des emplois non seulement urgentes parce que yàkkamti nañu mais durables aussi loolu moo tax mu laaj ay borom xam-xam ak ay mag yoo xam ne am nañ jaarukaay am nañ xam-xam am nañ gis-gis mais pour mën a waxtaan la dëkk bi war a jaar. li ñu mën a yaakaar mooy que dinañ fi jóge ak li ñuy oowee benn cahier de charge mais cahier de charge mooy comme boo bëggee defar tey sa kër di nga ne kër gi dama bëgg mu yaatu dama bëgg mu am ñaari étage dama bëgg mu am lii ak lële ñun aussi saytu bii ñuy saytu dafa am yoon yoo xam ne dañ ko war a teg digle ko ay raay yoo xam ne ñi nga xam ne ñooy experts yi ëllëg bu ñu ñëwee bu ñuy évaluer si loolu la ñuy jaar mooy question yi ñu war a poser ak question bu nekk fan la ñu war a jaar pour mën see tontu am aussi tontu bu rafet boo xam ne mooy li ñuy xaar. tàggat yaram Ligue 1 fukkeelu bëccëg ak ñaar lañ koy doore résultat yi Jàmbaar ak Casa Sport dañoo daal di témboo ku nekk dugal moromam benn bal AS Douane naka noonu ak AS Pikine Teungueth FC 0-0 moom ak Génération Foot Jaraaf daal di door benn bal Seneps du Thiès programme yi ni ki ëllëg dibeer bi nag Njàmbur moom moo war a laale ak Stade de Mbour US Gorée war a laale ak Dakar Sacré-Cœur Mbour Petite Côte war a laale ak ñaari tali ci Ligue 2 résultat yi niki tey jii nii la tëddee Demba Diop FC moom moo daal di dóor jamonoy Fatick benn bal ci dara Port daal di dóor itam ñaari bal ki lee di Ezi Fatick Thiès FC ñetti bal la daal di dóor Promo Africa Promo Foot niki ëllëg programme yi nii la fas yéene tëddee Guédiawaye FC war a laale ak Linguère Sonacos war a laale Amitié FC Renaissance war a laale ak US Ouakam Kër Madior ak Duc noone la fas yéene tëddee niki ëllëg éliminatoire CAN 2022 juróomeelu bëccëg bi nag lu toll ci fukki équipe wala boog ci fukki réew ak juróom-ñaar ci ñaar fukki réew ak ñeent yi ñoom ñoo daal di qualifié ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu qualification boobu bokk na ci Sénégal juróom-ñaar yi daal di des nag ci sélection yooyu ñoom nag dinañ mun a xool ndax dinañ jàll am det ci lu jëm ci wàllu bëccëg bu mujj ci wàllu jongante googe.